asalaamaaleykum rahmatullah mbokki téléspectateur ak internet yi ñuy seetaan saa su ne fii ci biir Sénégal Action Média xanaa di leen dalalaat comme toujours waaye tey dalal bi dafa spécial waaw ndax ku ne 14 février dafa am fu ñuy yóbbu fi ñuy yóbbu ñëpp xam nañ ko mi ñuy yóbbu ci li nu naan yëg-yëg mu doon bis bi nga xamante ni rouge noir dafa nekk lu xoolal sama jongoma yi def noir man ma mën a def rouge ñu def nii xanaa war a mën a waxtaanee cofeel Abibatou Kane Sow sunu concert dalal ak jàmm madame Danfaha dalal ak jàmm Aïda Ba nan koy wax ñu am nag invité bu spécial ñu naan ko Boni Bless bàyyi leen ngeen nuyoog ñi ñuy seetaan ñu daal di wëyal. asalaamaaleykum mbokki téléspectateur u Sam TV ak internet Sénégal Action Média gaynde de l'actualité ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ko Fat Bintou waxee tout à l'heure dañuy wax mbëggeel wax 14 février wax yëg-yëg wax cofeel donc dañuy waxtaan tey lépp loo xamante ne dafa aaju rek wàllum bëggante xam nga dafa xaw a neex sans plus tarder suñu temu tey dafa nekk li nga xamante ni mooy de martyr à l'amour lan lañ ci teg que devient le 14 février xanaa ma bàyyi rek sama doom sama doom Hamidou nga daal di nuyoo rek daal di kenn dootu ko présenté ti nag dañ leen koy wax ndaxte c'est un artiste de taille nee naa ko triple XL nga doo S doo M triple XL nga xaaral ma jox la rek nga nuyoog téléspectateur u Sam TV. salaamaaleykum maa ngi leen di bëggee di leen ziar maa ngi rafetlu tamit invitation bi fii ci Sam TV donc ça fait hyper plaisir je pense que c'est la première fois aussi donc macha allah kontaan naa bu baax a baax ak seen sanction yu rafet yi ak seen plateau bu nice bii nii vraiment je suis très content de participer à cette émission Boni Bless ngay am. sans plus tarder rek madame Sall première dame dañuy jox Aïda Ba rek mu daal di nuyoo borom Sam TV. salaamaaleykum chers internautes amis téléspectateurs de la Sam TV gaynde de l'actualité buuru télé yi comme ni ma tàmm di ko waxee tey nag lu spécial la waral ñu def lu spécial la plateau Saint-Valentin ku ñu gis ni ñu sañsee xam ne mbëggee la xew ku ñu gis ni ñu sañsee daal di xam ne tey dañuy rendre hommage ñëpp ñi nga xamante ne dañoo bëgganteel su ma nee bëggante nag xel yi dem ci copain copine non dama naan mag ak rak pap yaay doom ñëpp ngi ci biir kon nag dañ leen di naan dal leen ak jàmm di leen wax ni mettez-vous bien en place te xam ne tey dina xumb dina neex ndax Boni Bless tey positif NB positif mi ngi ci biir waaye itam jibi dafay daal di ñëw teew Nabi Décor borom Nabi décoration itam mi ngi ci biir nuyu nañ leen yéen ñëpp madame Sall kontaan naa ci sa robe abi ni nga def baax na sista Kia maa ngi koy seen Boni Bless dalal ak jàmm. mbaa yëg ngeen ni sañse ngeen. Boni la ci sama ñaari jongome yi waaye daa am ku may seen ca ginnaaw mu taxaw booba léegi mi ngi naan daa bëgg dugg Kia Faye nan koy wax muy sunu sista Kia di animatrice de renommée macha allah mais Boni Bless sama concert yi wax nañ ko léegi nga doon artiste bi nga xamante ni kenn naa tablewul la ci jamono wàllu mbëggeel nag di sa domaine di sa yëf loolu yaa ko jël la tippoo ko xoolal ne man cofeel moo ma ñor déggoo ma de te xam nga ñun dañuy bëggante laajal Abibatou c'est madame comment wax ñu bul ñu nëbb gis nga célibataire yi dund ñun sàll ngaari na nii wuyoo Boni jëlal waaw ci mbëggeel waaw donc comme ni nga ko waxee donc man déjà je suis un artiste boo xamante ne je suis un auteur-compositeur li nga wax aussi que voilà mbëggeel suñu domaine la donc du ma ne sama domaine la man kese sax domaine Sénégal yëpp la parce que boo xoolee balaa artiste boo fi mënta gis balaa ñoo woy dara mbëggeel la ñu njëkk a woy te je pense que saa ñu génnee mbëggeel rek voilà gars yi dañ ciy yëg seen bopp quand même quoi donc ci lancé boobu noonu ñun lañ nekk fii ci Sénégal et tout donc suñu premier projet aussi ñu woy ko ci mbëggeel comme ni ko Sénégalais yi bëggee donc ñu génnee benn titre bi nga xamante ni Coco la tudd di ko rendre hommage comme tey le 14 février di ko rendre hommage ci ñi nga xamante ni dañuy faral di bëggante et tout donc loolu mooy suñu premier projet te je pense que voilà gars yi jot nañ ko xam accueillir nañ ko bu baax nii et tout peut-être après dinaa leen may benn genre a cappella ba nga xamante ne ni voilà vous allez adorer peut-être. macha allah balaa ñuy wëyal waaye yéen Abibatou Dada nan ngeen gisee Saint-Valentin ren bi ak Covid bi tamit nii. effectivement Fat Bintou ku wax 14 février wax mbëggeel ku wax mbëggeel wax comme ni ko Aïda waxee sànq mi ngi ci papa ak yaay mi ngi ci mag ak rakk mi ngi ci diggante copain ak copine mi ngi wax nag
di gën a tax ñuy wax bëggeel nag yow xam nga ko mooy diggante borom kër ak soxnaam man nag duma bàyyi benn xale di ma tendance duma leen faale bëggeel daal li ma si mën a wax mooy c'est quelque chose boo xamante ne lu neex la parce que ku nekk am nga xol boo xamante ne nii yaa ngi yëg nit yaa ngi bëgganteeg say waajur yaa ngi bëgganteeg nit ci àll ba yaa ngi bëgganteeg say frère man daal je souhaite une très bonne fête sax laay wax à ñëpp ba si yéen ñi sama concert yi nga xamante ni dama leen a sonal leen mais dama leen bëgg fii laa leen def comme di ko gars yi di waxee. version Covid nanu wax ren moom Naby Déco moo aaye parce que ren moom lépp ci biir kër gi lay xewee te muy dëgg ndax ren amul dem resto dégg naa ko de dafa mel ni célibataire yi dund. kan mooy dem resto kan mooy dem resto wala kan mooy génn couvre-feu dañ doon wax tonton Aly Ngouille Ndiaye waaye ren kan moo nu tëj. non man kenn du ma yàqal man damay Saint-Valentin de Aïda. am na du génn 16h ñibbi si 18h. sama doom. non loolu ci la bokk loolu kay ak nu mu mënti demee moom xam naa ne gars yi dinañ ko féete moom parce que mbëggeel moom nuñ ko bàyyi mu jaas noonu. kon jeex na xam naa ni man sama doom da koy féete ji loolu ma leer la. non loolu foofu mu mosal ni ci moom nan la ko nar a féetee ak version Covid bi nga xamante ni surtout yéen artistes yi daaw leen am occasion lu dul Saint-Valentin lu dul ay feetu Noël surtout Saint-Valentin vous êtes énormément sollicité mais ren amul leen fu ngeen tëgg genre nan ngeen koy defee da ngeen di live wala lan. man spécialement je pense que man damay fàtte sama bopp sax quoi li tax ma wax loolu moom à chaque fois dafa am couple yi nga xamante ni dañ may sollicité comme ni nga ko waxee j'ai ma guitare. donc ñi nga xamante mun nañ toog seen biir kër ma indi sama guitare ak sama borom lekkat ñu wooyee leen ci mbëggeel ñu kontaan donc je le fais chaque année même avant Covid je le faisais ren aussi je pense que c'est comme ça que je vais faire incha allah. ngay woyal sunu madame bi da nga koy woyal. la woyal yow madame Sall incha allah. léegi madame yi rek ngay woyal doo woyal sa yaay. waaw sama yaay c'est spécial comme li ñuy wax Saint-Valentin c'est pas que pour les couples et tout mais bon c'est pour tout le monde n'est-ce pas. waaw léegi man sama doom li ma koy laaj xam nga lan la mooy que yéen artistes yi sax laay wax comme ni nga waxee da ngay fàtte sa bopp ba jour 14 février mbaa mosoo si am benn blème nga toog madame ne la da ngay dem fàtte ma wala truc de ce genre non pourtant nag c'est pas le cas comme ni ma la wax man moom je suis trop ancré dans la musique ba nga xamante ne nii xam naa loolu sax mooy sama problème ak bon ñi ma daan faral di nekkal quoi li tax loolu noonu musique day jël sa temps ba nga xam ne parfois tu n'as pas le temps de vraiment attention bi jigéen di soxla pour vraiment ci relation ak yooyu doo ko mën a joxe et tout maintenant bon je me suis dit entre guillemets balaa may engagé wu ci kenn balaa may yàq xolam ak détails yooyu noonu mën naa bëggal gars yi ba ci kanam daal bu ma demee daal ba affaire di gën a sore ba pare après man ma doog a taal sama bopp ci loolu incha allah. loolu man duma ko nangu dama bëgg goro xaaral ñu bàyyi Aïda mu daal di ñëw jàllale ñu tuuti rek waxal ñu ci décoration bi nga xamante ne nii Naby def na ko balaa ñuy revenir ci sama doom mu acapellal ñu lu baax lu neex Aïda. bëri doole. en fait bëggoon naa tamit brossale waale tuuti foofu noonu ci li nga xamante ne Bonny Bless mi ngi ko doon wax version Covid la ñu wax yaakaar naa ne artistes yi duñ ci des ginnaaw bu baax a baax ñi nga xamante ne dañuy innover ku ci mel ni Bonny Bless gis nañ ne fan yi mi ngi daal di def ay vidéo par exemple da nga koy woo daal di koy jox sa turu copain wala nga daal di bu officiel bu dee wóolu nga sa bopp nga daal di koy jox turu monsieur wala turu madame mu daal di lay defal vidéo bu nice wóyal la wóy bu neex guitare la abu ñëw ci leket bi et tout ça mu daal di ànd rythme nga daal di koy poster ñëpp kontaan kon yaakaar naa ne version bu ñëw rek artiste daf ci war a daal di mën a adapté wu ngir gën a mën a biiral li nga xamante ne moom lay def tey nag boo leen gisee plateau bi ni mu taaroo nii daal di yanj ba dee lumière yi di tàkk fu ne ñu def spécial Saint-Valentin def ay I love you def ay ballon et tout ça Naby Déco moo fi jaar borom Naby Déco numéro am dina jàll noonu au bas de l'écran moom la ñu seeti woon la dernière fois daal di def ak moom ab interview noonu sax lañ koy daal di invité ci kanam incha allah dina ñëw toog fii wax ñu li nga xamante ne comme dañ ne Covid version Saint-Valentin version Covid kii bi dafay daal di changer concept yi comme dañ ne 21h couvre-feu la balaa ngay génn di dàkkante ñu lay ramasser wala di lay daal di jàpp ngay daal di am loo dee teg ci policiers yi soit dama génn wala lii wala ñu lay door di la gaañ Naby da lay daal di proposer ay décoration yu amul fenn nga daal di décorer sa kër ba mu rafet rek wala ni ma ko waxee woon nga daal di décorer sa néeg ba mu rafet daal di koy soppi ab restaurant wala nga daal di koy soppi ab boîte de nuit ci yow lay des bu dee da nga marié da nga koy mën a def bu nekkee itam da nga doon célibataire bu am fula bu engagé bu
nga xamante ne yaa ngi ci yoonu mariage itam da nga koy daal di sañ a def waaye ñiy collectionné ñooñu nag waxuma ak ñoom ma daal di leen bàyyi ba ci kanam rek Abibat tey doo fi jar dara. am na ku ko moom wax ji am na ku ko moom waaye yaakaar na ni suñu concert Kia Sister Kia ak Aïda jotoon ngeen ànd am ay baax yu ngeen jëli ji woon waaye laata ñuy dem jëli ji élément boobu Abibatu xanaa Boni dina am lu ñu jàllaleel ñu daal di tàqaliko ak moom nga ni sama doom du ma ko fi téye lu yàgg dama koy daal di jox rek mu daal di ñuy acapella lu neex wayal ñu ci mbëggeel Coco. mbëggeel ci yow fa mu toll dafa jegi dayoo ba suñu géej a gisee su ma gëmee sama bëti Coco sa jëmm laay gis jot na nga jege si ma bëgg naa ñu jàkkaarloo ma won la sama mbëggeel nem yàlla mi la moom moo ma xamal ne maa la moom Coco maa la moom Coco nam naa la yaa tax ma bind way wi di la xalaat téléphone doyatuma gis la rek lay jooy kay jege si ma bu yàlla amul woon man ma jël xalima dem bind ji la ci jëmm sori nga ma wéytatuma ndax ci xol tey jege nga ma dinaa la jëndal oto tabax château Coco ne la dëkkal man de yéene naa la lu ne dinaa la woyal guddi yeetal la Coco ba nga nelaw man de yéene naa la lu ne duma la merloo duma la jooyloo yaay sama xarit man de yéene naa la lu ne duma la merloo duma la jooyloo yaay sama xarit bless. macha allah non lii da nga koy biisaat non da nga lay invité waat spécial Abibatu. sama doom xoolal maa ngi am sax ay chair de poule su ma doon tubaab fi mu toll nii sama yëf yi xonk na cur génn na instant bi maa ngi rougir xam naa ni maa ngi rougir bàyyi leen yi ngeen def mais doom lii neex na ñu ngi kontaan bu baax a baax li nga accepté suñu invitation def déplacement ñëw ba fii waxtaan ak ñun waaye ñu si mbëggeel ñun daal defuñu lu dul sant la te li nga fi def nii neex na lool célibataire endurci yi nag kenn waxul ak ñoom ay ñoom abukan non Coco man damaa bëgg nga laaj man ko kan moo ma jaral lu ne Sall ngaari lam tooro buuru gédé Sall la sama Boni mënoon sant en tout cas ñi ngi rafetlu sa teewaay di la jaajëfal bu baax a baax morceau bi Coco def cee woy lu neex a neex muy ki nga xamante ni wax nañ ko léegi kenn dootu ko naatable ci àddina wërngal képp ndax il a fait ses preuves macha allah bu laalee guitare nga ne ko jarul ngay wax bul woy ci kawam bàyyil mu jàll bu woyee nga ne non guitare la jaru ko macha allah fu mu génn nga ne fii la mëne di acoustique di def lépp nag dadaa xanaa ñu bala nga daal di ci sànni sa kàddu si bëgg wax rek dama koy féliciter d'abord parce que ku xam Boni xam ne ci musique la yaroo ci la màggee parce que ay magam kenn nekkatul di leen daal di présenter mais li ma gën a neex ci Boni su ko neexoon mu langaamu ay magam parce que waa Biddew bu bees ku leen xam ne teg nañ fi tànk te yàgg nañ ci mouvement bi def nañ seeni ay preuve bu baax a baax su ko neexoon mu daal di langaamu mais moom da nga koy faral di ko dégg interview wam sax doo daal di dégg bëggul sax di wax que ne peut-être man frère waa Biddew bu bees la wala genre tellement dafa gëm boppam wóolu na boppam xam na li muy def il s'est démarqué Boni bu la wéyalee nga kontaan bu la guitarelee nga kontaan tey lu mu nekk spécial Saint-Valentin moo tax ñu daal di comp tuuti ci Coco daal di leen koy tegal waaye incha allah man dinaa jël sama micro ànd ak sama technicien Aboukan daal di koy seeti ba këram dinañ fa fekk abu mu lekketal ñu lu daal di neex maa ngi leen koy dig incha allah ci émission bu neex spécial Boni Bless di ko jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité am parce que instant bii nii mi ngi nekk studio et tout ça mais il s'est sacrifié daal di ñëw toog fii nii ci plateau bi bokk ko ak ñun ngi daal di ñuy bégal ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. en tout cas merci beaucoup waaye tout le temps rek du ñu fàtte Aïda Abibatu waa régie parce que saa su ne dañ koy faral di wax peccum liir bu neexee nday jàpp ca mbagg ya te ñun suñuy mbagg abu kana ci jàpp ba mu dëgër kooku sama trésor la waaw dama koo bëgg duma ko nëbb waaye Famara Diédhiou kenn du yow Adja Diédhiou jàppal ni ñu ngi lay big up di la ziar bu baax a baax Saint-Valentin bi dañ koo bokk seddoo ko ñu daal di wéyal ku nekk am nga sa trésor man nag sama trésor mi ngi nii toog trésor tey maa jóg gunge la bokk. en tout cas ñi ngi rafetlu sa teewaay Boni ñu daal di jëli élément bi ngeen demoon marché HLM ca baax yi téléspectateurs yi xool leen wuy ma toog leen nag te ngeen téye seen fidi ba mu dëgër Saint-Valentin warta yomb ñu daal di dellusiwaat.
fa bu ñu nekk loolu waral teel a fatu gi ba tax na alaaji yi ngi dudd àjjana loolee lu ko waral mooy jonge ak xeet gu neex jonge mbaa xeet gu neex ki ko tudd di nga tudd cuuraay parfum maa sax nuisette te loolee doon na luy sawarloo jigéen ñi lool góor ñi tamit des ñu ginnaaw. xamee fi nga amee Porokhane cuuraay ci Cheikh Bara yaa ma gën a xam ay nisat rafet nisat yi doy waar bi mooy keetu kër gi quoi waaw bi moom da ngay sol rek yaa ma gën a xam bu la neexee nga sol slip boole ak moom bu la neexee doo sol slip da ngay aj rek Sénégal jëm kanam waa ji def lu ko neex quoi waaw pour Saint Valentin moom am na bi rouge noir quoi waaw nga def sa robe bu baax a baax moom ti bu la neexee nga tëmbal bu la neexee nga bàyyi no mu sedd Sénégal jëm kanam 30 combats sera défaite 2 jumelles 2 jumeaux waaw soo bëggee iPhone 12 moom bii ngay jël si waaw rouge dansé la yaa ma gën a xam nga sol ko rek bu la neexee nga sol sa coquette yu baax di ko romb gauche droite quoi macha allah même bii ni manteau la doon ànd ak slip bu la neexee nga sol slip bu la neexee doo slip soo sol slip bu ko defee nga romb ko des fois sax nga sëgg sa rondal gi mën na koy fa dara fekk pro dara ay affaire de kii la quoi yaa ma gën a xam mu tëb mu tiit quoi bu ko defee waaw balaa guddi rek day xam ne guddi gi du yomb quoi waaw dina metti bi ngoog yaa ma gën a xam. cuuraay ñëpp a ko bëgg ndax daa bokk ci xeet gu neex bu ñëpp sopp rawatina ci période seddaay bi ñu ne. waaw cuuraay bu baax bi la bi may muraake gaynde muraake gaynde moo nekk nii tubaarikàlla moom da ngay def sa doom bu tàng rek tubaarikàlla xam nga fay lampe bi rek muy saxaar di xëy neex soo dee sa nga bàyyi ba 2 heures nga xam ne day nelaw ba sonn nga tabal ko mu yaakaar ne fajar dafa jot nga ne ko fajar jotagul mais dañoo war a defaat bu 2e round quoi waaw da ciy baax bii mooy kecax waaw mu ngoog bii mooy iPhone 11 Pro waaw kecax la mais maa ko tuddee iPhone 11 Pro bu baax bi la quoi moom tamit moom bu la neexee ba soo yow 8 heures 9 heures 10 heures yooyu rek balaa muy dem xëy quoi 8 heures 9 heures 10 heures balaa muy dem xëy rek soo neexee nga taal ko bu ko defee ngeen mën a waxtaan xam nga def waaw bu ko defee ngeen waxtaan def seen yéen yu baax balaa muy dem nga xam ne da ngay kontaan quoi mu lay battre ay bee yu wóor moom tamit bu demee xëy sax day am envie xam nga xëy bu baax mën a wax ak client yi parce que day xam ne cuuraay bi nga ko taalal ci baara rek nga koy mën a amee daal macha allah. naka ji dala mais man maa ko tuddee soosu kaani waaw man maa suma tudd soosu kaani waaw bii moom boo ko taalee mi waa ji la mu taayal après day sawar ko waaw da nga koy taal rek waaw mu engagé la di xiiru tubaarka nga ne ko lu mu demee nii nga ne ko yow li nga fi taal moo ma kii daal moo ma xëy moo tax may def lu ma neex. mbokk internetu Sam TV gaynde de l'actualité gis ngeen élément bu am solo boobu nga xamante ni Siste Kia moo ñu ko demoon jëlali fële nga xamante ni moo di marché HLM man daal dégg naa ci mburaake gaynde dégg naa ci iPhone 11 dégg naa ci lan loo si dégg kayitu kër gi non célibataire yàlla na dee ñu bàyyi Kia rek mu daal di xuus tuuti si interview am bi daal di ñuy wax lan nga xamante ni loolu la jëlee fële ne la ca marché HLM Siste Kia ñu ngi lay dalal. Abibatu maa ngi lay fay salaamaaleykum mbokk internetu Sam TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. mbaa yi ngeen ni man dong defuma rouge macha allah tubaar fakal kii yaa ku la solal. yaa fi jaar rek xam nga yaay suñu DG boo ñu solee rek li ñu dem. xoola xale yi nag dañ maa mën a marketing ba xoola jour Saint-Valentin parce que de martyr à l'amour que devient le Saint-Valentin Abibatu nee nañ Saint-Valentin du mbëggeel mais maanaam mbëggeelu fépp la waaye loolu dañ koy daal di cof rek tënk ko comme kii yaa daa am fu mu jógee woon te élément bi kii yaa faw nga wax ñu ci këyitu kër geeg ñoom seen mburaake gaynde Abibatu ñun marié yi ñu ngi dund. kii yaa jox nga ma ci ay sërite ba nga demee ci boutique ba daal di ñëw waaye dama lay laaj est-ce que dinaa ci am këyitu kër. waaw di nga si am këyitu kër moom incha allah rabi. mais Abibatu célibataire ndekete du dara. loolu duma ci tontu célibataire du dara moo ne am na ay célibataire yoo xamante ne dañuy jënd cuuraay dañuy dund comme marié yi yéen pour yéen marié yi rek yéen a bëgg xet gu neex. kon suñu comprendre fekk yaa demoon am fay baax parce que tamit dañ ne jamonoy Saint-Valentin couvre-feu ñu wàccee mën a njortu ndax lu ñuy faral di gis la ndax jamono avancé maanaam léegi nit ñi dañuy dund concubinage au-delà de ça couvre-feu bi dem nañu bay tooñ sax suñu njiitalum réew naan ko bàyyi li ngay tabax mais tabaxal ay maternité c'est-à-dire que da ngay dem seeti sa waay donte takku la sax mais fanaan day am kon Saint-Valentin bi Abibatu
bokkuma si ñooñu bul ma xuusloo foofu da nga tudd président te bëgguma dugg si ay waxam bëgguma xuus foofu bëgguma xuus si maternité yi waaye yow bu la neexee man bëgguma marié buy tendance ay célibataire bàyyi leen célibataires yi dañuy jënd cuuraay bu ñu revenir tuuti rek si reportage kii gis nañ ni indi na waa ji tax daal dinay teg ci table bi ay bagages yu am solo gis nañ ni tamit marié yi daal xam naa ne yéen vous êtes bien préparés bu nekkee lii la góor yëpp di dund si période couvre-feu bi ñoom yërëm naa leen yërëm naa ñoom abukan célibataire yi nga xamante ni dund ñu cuuraay xet gu bon a leen di rey mais ba tey Fat Bintou dañ fi am benn invité boo xamante ne nii il s'appelle Djiby artiste la boo xamante ni moom it kenn dootu ko présenté ba tey rek dafa nekk nit koo xamante ni dafa am jom newul rek damay xuus ci art bi rek daal di dem mais yor na métier wu boppam tatoueur la di def ay affaires yu nice yoo xamante ne nii tey mooy taaral jigéen ñi Djibee ngi nii toog xanaa dama koy dikk sama micro rek bàyyi ko mu nuyoo. waaw asalaamaaleykum maa ngi nii nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar yéen ñëpp di bëggee yaay faal yi di ziar baay faal yi waaw c'est Seydina Djibril ñoo gën ma xam ci Djibril artiste borom Framaren tatouage marché aslem maa ngi bëggee ñëpp di ziar ñëpp daal di leen kontaanee bu baax a baax macha allah. macha allah Abibatou allez-y. Djiby tey jii nii dañ la invité spécial Saint-Valentin fii ci Sam TV ñu daal di bëgg rek nga am loo ñu duggal rek loo ñu may rek loo xamante ne nii day yëngalaat suñuy xol yi parce que instant bii nii daal gis naa ni marié yi ñu ngi ñuy tendance déjà Djiby mbaadoo célibataire célibataire mais am nga Valentine quand même am nga Valentine sama yaay daal mooy sama Valentine waaw sama yaay daal mooy sama Valentine lii nag maa ngi koy may ñëpp parce que àdduna bi ñaar ñoo fi nekk góor ak jigéen maa ngi koy may ñëpp kon toog naa lu yàgg di la xaar say photo doon samay ngaan ma yaw sama bët yëpp di saxaar ndax jour yi ma toog te gisuma la yaw toog naa lu yàgg di la nekk say photo doon samay ngaan ma yaw sama bët yëpp di saxaar ndax jour yi ma toog te gisuma la yaw yaa yellooy yaa yellooy yaa yellooy waaw yaa yelloo ma di la woy ba fajar mbëggeel gi ma la bëgg daa sori lool sama biir xol bi ci laa la faat dégg naa fi lu ne gis naa lu ne te dara mënu la tax man ba ma bàyyi la dégg naa ni jubuloo waaw ma gumba tax lu toog di ko muñ dégg naa ni jubuloo waaw ma gumba tax lu toog di la xaar mbëggeel bu dëggoo ci xol lay ne mbëggeel bu dëggoo ci xol lay ne nañu muñ xaar yàlla dina ñëw soo be lépp dina baax inshallah. macha allah. li nga xamante ne nii lu am solo la Djiby li nga woy neex na lool daal dinay dugg suñuy xol ñun ñëpp même ñi bëggantewul sax sama genre gi daal dinay dugg seen xol daal ñu daal di madame Sall loo doo ci sànni dara sax. non man Djiby gisoo boobu ba léegi nuyoo ma Kia Djiby boobu ba léegi dalal la guma ko Djiby macha allah Djiby dafa nekk ki nga xamante ni star bu ma sopp loolu bëgg ko torop ndax Djiby dangay def li nga xamante ni dafa raar dangaa génn fu kenn génnul teg ci Djiby bu yëkkatee sérieux Djiby j'avais la chair de poule Djiby Saint-Valentin wu tay bi imaginel Kia mi dem gisi sunu ndaataango ca marché HLM nga defa sa yu baax jël son wu Djiby muy daw ci suuf célibataire du dara maa ko wax waaye Kia. waaw Djiby moom kenn dootu ko présenté bi macha allah artiste bu am talent la. waaw chaque jour day wone boppam saa yu ko invité si plateau diñ koy ñaanal rek voix bi gën a wër daal di ko ñaanal yàlla li mu bëgg moo ko xam yal na ko yàlla defal franchement ku baax la. waaye Djiby Abibatou Kia du ñu yem ak moom foofu ndax kat Naby Décor moom yemul dong ci décoration déedéet Naby Décor moo mën a defante ay man maa bëgg bii xale. Naby Décor dalay décorer ba mu normal Abibatou déggoo ma de say invité mu ne déedéet ku nekk day am cadeau de la maison bokkut ak li ngay jox ci roq bi de Naby
Abi loo wax ci loolu. non dama kontaan parce que non man jotaguma sama cadeau kon duma si waxagum parce que Naby dafa mel ni day beral marié yi place bàyyi célibataire yi loolu duma ko nangu fenn ah bàyyi fi ñoom Maguette ñoom Fandiaye célibataire yi ba si Adja sax ci célibataire yi ngeen doo leen jox cadeau loolu pour lan ah non Naby man jikkoom neexuma mais dans tous les cas décoration rafet na ah kontaan nañu bu baax a baax si moom parce que ba nu demee gis ko seeti ko dafa jël boppam wàccee ko daal di ñuy ne man yéen waa Sam TV saam naa leen sama bopp. nii la ñu ko Naby waxee donc Naby ñun du ñu def lu dul di ko gërëm di ko sant te képp koo xamante ni dafa soxla décoration d'intérieur lu mu mënti doon muy anniversaire di mariage ngénte ah ba loo mëgg rek ba ci décoration Saint-Valentin xam naa ni tey moom monsieur Fall dina def ah ndax Naby décoré na la sa néeg ba mu bien j'espère. ak a leer. ah kon baax na. démb Diop Teranga nga baal ma Diop Teranga daf ma def signe ne ma Fat Bintou ma ne ko mu ne ma madame Sall. Naby Décor damay dee mais fu mu mën a nekk ci Sénégal boole maak moom ma ne ko loolu dara daanaka Naby Décor daal macha allah mi ngi def lu liggéey bu kenn naatablewul moom tamit ci mim réew. waaw loolu nag balaa ñu si gën a xuus day fekk mu ñëw toog fii waxtaan ak ñun te loolu ce sera dans un instant ñu bex jibi rek mu daal di tàggatoog ñun ndax ñu ngi koy bëgg a tënk te daa wax naa la dafa am jom dafa war a dem liggéeyi wute naa ñenn ñi ma xam. waaw maa ngi leen di yéen ñëpp di leen ziaraat bu baax a baax waa Sam TV ñu ngi leen di ñaanal nag télé bi mu doon télé bi gën a kawe ci télé yi ëpp doole ci télé yi mën ci télé yi ndax loo gis am na meilleur am na vainqueur loo gis rek am na luy nekk ci kaw mooy tàmbali mais képp bépp nit boo xamante ne yaa ngi dund ci àdduna am benn fukk ngay ñaan te fukk nag li koy maye mooy liggéey daan doole teel a yeewu di guddee wàcc bañ a déglu kenn bañ a bàyyi kenn xel nekk ci li la war rek ku def li la war am li la war boo ko deful nag da nga naan nuus ni yàcc ni waasa. way nga de merci beaucoup Djibi. waaw ñu ngi jaajëfal ki nga xamante ne Djibi moo fi jaaroon dama xam ne rek Naby dama bëgg nga ñëw rek teral ko comme ni nga teralee woon sama doom sama trésor bugguma ay wax nag. àndal ak moom daal di ñu koy teralal waaw ñu daal di dugg ci leneen mais madame Sall man dama bëgg ñu revenir at tuuti rek ci reportage Kia bi ndaxte man dafa am yoo xamante ni nii man bëgg naa ko daal ay ñoom waa ji lim wax garaaw na de yéen loolu ngeen di dund kon. ban la ci ba pare. déedéet nañu ko Kia wax. non maa yi ngeen ñi ngi dund yu ëpp yooyu Kia waxal. iPhone 11 Pro bi man moo ma jaaxal moom franchement. kon laala goo sa bos neexal laa sëyi leen. non célibataire dafa metti franchement metti na trop sax mais Abibatu looy xaar yow tamit nag ubbil bunt bi rek ma mën a sawar am envie dem. fan xanaa Abibatu ñu jaaree fa daal di mu war a mën a dalal Naby Décor mu daal di ñu wax macha allah yii yëpp parce que vraiment àddina wëngal képp ñëpp a ngi sonal téléphone yaa ngi sonné Naby Naby faw nga ñëw Naby nga leeral lépp parce que Naby vraiment daal yëngal nga kër gi Sam TV ñun moom sonn nañu Djibi ñu ngi lay ziar bu baax a baax di rafetlu cant ngërëm ñeena la vraiment di la ñaanal aar bi nga nekk yal na ci yàlla wéral sa baat bu baax a baax macha allah nga boole kaat gudd fan ak wér mu ful lépp nag merci beaucoup. yow it maa ngi lay ñaanal sëy bi yàlla na am barkeel yàlla na nga ci am njaboot gu baax gu la dimbali gu la teel a dimbali ci barke Seydina Mohamed jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall. mbëggeel des koy suuxat rawatina ci jamonoy Saint-Valentin saay bu tolloo fii jeeg yi njege maax góor célibataire comme marié dañuy daal di fàggu uti cadeau ngir daal di koy jox ñi nga xamante ne ñu moom la ñuy bëgganteel ci noonu sax la Sam TV gaynde de l'actualité daal di doxantu foofu sa Golf Sud seeti Naby Décoration daal di koy dékk micro bi waxtaan ak moom ci différents types de cadeaux yi nekk ci marché bi. Assalamu alaikum, bienvenue chez Naby Décor, mode création.
waa mode création Naby Décor boutique mu ngi nekk fii Golf pharmacie Golf en face Balla Gaye ànd nag waa Sam TV kontaan ci ñoom. cadeaux yi différents cadeaux yi ñuy jaay ci Saint-Valentin bi am na bouquet de fleurs premièrement bouquet de fleurs am na ay différentes façons am na fleur taille bu mag ak bu ndaw am na tamit ay emballage de cadeaux à part am na ay paquet d'emballage am na aussi ay montre cadeaux yi am na aussi ay bague am na aussi ay chaîne waaw ak yeneen bari na daal. li may njëkk a jaay ci bagage Saint-Valentin dama xool actualité rek li nga xam ne moom la ñuy gën a soxla ma def la tout indi ko de fur et à mesure nooy gën a avancé client yi di la laaj am nga lii bu ko defee nga dem recherche waat loolu ut ko indi ko dem na ba nga xam ne léegi ci clientèle bi la dépendre pour bagage yi may mën a jaay ci Saint-Valentin bi. différence su cadeau yi bëri na ndax parce que bu dee marié yaa ngi prévoir di jënd loo xam ne ni maanaam doo am sens interdit mën naa ne bu dee célibataire tey jii mën nañoo ne am na loo xam ne ni parfois ñu ne kooku mën na ko bañ a utiliser parce que célibataire la xam nga man dama koy bañ a wax di yàq tur bi wala nit ñi seen xel di ñaaw mu ngi ci waaw parfois différence yooyu noonu da ciy am. Naby mu ngi ñuy xamal ni yemul rekk ci wàllum jaay cadeau wante itam dafay yëngu ci wàllum décoration intérieure ak couvre-feu bi soxlawul sax ngay daal di génn di dem fenn décorer sa chambre ba mu rafet wala sax sa néeg nga daal di koy soppi ab restaurant wala sax ak boîte de nuit bu àndee ak ay nuisettes yu daal di taagu. côté décoration bi moom xam naa ne dama la ci am yu ma la ñamal rek ndax décoration moom dafa vaste yaatu na géej la goo xam ne ni tey jii ni ku ci nekk maanaam mën a cee inspiré wu dépendrewul ci décorateur bi kese mais parfois dañuy xel ñaar ni kii décoré kooku moom maanaam mën nañoo ne maanaam moo supérieur ñëpp waaw parce que suñu métier la suñu domaine la ndax dañ ci am passion macha allah te amour moo ñu boole kon décoration bi mën a nekk soit anniversaire wala mariage bu ci mënti nekk rek dafa am façon buñ koy décorer. waaw Naby dalal ak jàmm biir Sam TV alhamdulilah ndax yàlla nga mën a leeral li tax suñu téléphone yi di sonné boobu ba léegi ay de foofu mel na ni yaa fa demoon macha allah Naby am fu mu jaar ak yow génn baax yi mu dajale yëpp ba tax na Saint-Valentin ñi doon jooy yëpp naan duñu dem resto kër yi daal man moo sama bos pare na. Madame Sall Ngari Lamtoro Bourguédé boo génnee ñaata nga may dama ci kontaan bu baax a baax di dalal ki nga xamante ne moom moo di Maodo Naby Décor VIP nga xamante ne ak fi réew mi toll nii ak couvre-feu bi confinement bi ku seetiwul Naby sa dara du baax ndax yaakaar naa ne ni ma ko waxee woon sànq Naby dem nañ place am mu daal di ñuy dalal wax dëgg yàlla ànd ci ak disponibilité bu baax a baax ñu ciy kontaan li nga xamante ne dafa raar ci jamono ji di nga dem interview amaana sax nit ki daal di lay won lenn li bàyyi lenn li kat ne ay concurrence lay bañ wala dara mais Naby il a été tellement ouvert ak ñun que bàyyiwul dara décoration intérieure yëpp waxtaan na si ak ñun waaye li ma ci gën a neex dafa waxtaan ak ñun ci cadeau te comme ni nga ko waxee dafa xam teraanga parce que gis nga sànq suñu invité yi kuy dem mu daal di yëkkati dara jox la te gis ngeen décoration bi ni mu yànjee lool Naby dama koy daal di dégg sama micro nuyu ko daal di koy dalal bëgg rek mu daal di dikkaat leeral ci li nga xamante ne ak couvre-feu bee confinement bi nan ngay daal di soppee sa kër ab restaurant li nga xamante ne moom la gars yi di ree boobu ba léegi wala sax nga daal di koy def boîte de nuit ci yow lay dépendre comme bi nga xamante ne kii yaa daal dinay dugg marché HLM waxtaan ak gars yi ci li nga xamante ne moom moo di nuisette xeetu baax yooyu nga xamante ne instant bii nii jeeg bu ko laalul wóorul waxuma ak benn célibataire man instant bii nii sama débat dama koy daal di concentré ci marié yi parce que célibataire du dara. xeex nañ fi indi xeex man duma nangu loolu non Adibatu duma ko jox micro bi damay tëb. Naby bismillah. waa asalaamaaleykum di nuyu waa Sam TV ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñi ñuy seetaan yëpp
waa Naby Décor mu ngi nii defe naa ni laajte bi jaratu ko yegg si naa tey maa ngi nii kii yegg si naa waaw di leen wax ni Naby Décor dafa indi lu bees di ko nuyoo nag xam naa ne dinaa ci gën a xuus léegi incha allah. waa Naby man cadeau yëpp nag Aïda dafa am cadeau Abibatu cadeau bi nga xamante ni man moo ci gën a doy waar ci cadeau yi cadeau boobu su ma ci xelilee sama sëriñ mu war a naan rek yëf yi tàkk ci loxoom mbaa du ma woy lëg daawur. c'est que man des fois damay yaakaar ni Fat Bintou dafay am des fois li ñuy xaaral sax ma bañ koo wax balaa mooy génn ñu mu may booleeg ay comme nee nga moom mooy yow yaay première dame n'est-ce pas non damay ragal génn nga am ñoo ma booleel. naam Abibatu Naby keroog dañ fa dem Naby mën naa ne dafa génn ay yëfi jinne Naby ci décoration Naby ndax ñun xam nga dañu yàggoon génn mais bii pas danoo daj ndax foo demee ba suñuy téléphone bi sonné Naby vraiment yéen fa gis man daf ma jaaxal te daf ma dépassé. effectivement Fat Bintou keroog ba ñu daagoo ndànk ba dem ci butiku Naby te xoolal romb rek lañ fa amoon de waaye tellement yëf yee attirant ba nga xamante ni dugg nañu gis man li ma gën a attiré mooy décoration d'intérieur bi nga xamante ni moom la def ci boutique am ngay gis nounours yi tout loo gis foofu noonu rek daf lay jox envie en fait nga jënd wala cadeau yi nga xamante ni da koy wax ngay gis ay coffret ngay gis bague yi Naby man damaa bëgg xam lan moo tax sax indiwoo fleur yi nga xamante ne dafa am bague yi sax au moins ñu mën déclarer non dangaa nam ma sëyi non sama trésor moom da nga koy bàyyi kooku da nga koy bàyyi. yow loolu mënoo ci dara sa trésor man ak moom wax naa ko démb pick up pelle nee na day dem si Kia waaye xam nañ lu ma ko bàyyee Kia nopp gis li nga may naan di nga ma nopp par la force. mais Abi ñaata sant nga dajale instant bi damay bàyyi Naby Décor rek mu daal di xuus tuuti. amul yàqalaate. yéen duma leen topp koo leen yàqal ngeen bëgg bu ñu revenir nañ leen sérieux nag bàyyi leen seen yi ngeen di def bu ñu revenir yara tuuti rek comme dëggam dañu dalal ki nga xamante ni mooy Naby Décor li ñuy wax dëgg la kenn dootu ko présenté mi ngi nekk Golf Sud ko ñu Balla Gaye pour ñi ko xamul ñi ñuy sonal boobu ba léegi fu Naby nekk ñi nga xamante ni da ngeen bëgg décorer seen ne comme Fat Bintou ni mu ko waxee ci jouru Saint-Valentin bi da ngeen di contacter Naby Décor rek mu daal di ñëw jarul sax ngeen koy wax lii laa bëgg wala lii laa bëgg moom nu mu ko defee baax na ndaxte moom wóolu na boppam wóolu na ay produit am wóolu na temps am te dafa nekk loo xamante ne don bu ko yàlla may la ndax Naby ci ay col lañ ko njëkk a xamee hijab yi la doon bégal booba jamono waaye léegi dem na ba boole si décoration wax naa ko sànq muy anniversaire muy mariage muy ngénte lu mu ci mënti doon ba ci Saint-Valentin bi gis ngeen suñu ballon yi nga xamante ne man daal foo tourner I love you Naby daal instant bi yaay bomb. waa comme ni ma leen ko waxee woon rek la fois passée bi ngeen ñëwee place ba ndax Naby Décor dafa nekk boutique boo xam ne du jóg ci bégal doomu aadama yi ndax comme période bu nekk rek dañ koy bàyyi xel rawatina Saint-Valentin léegi nag comme li ñu waxoon rek ñun à chaque fois dañuy dox ci maanaam nouveauté lépp luy actualité rek dañ ciy dem ñu gis ne Saint-Valentin instant bi période bu la boo xam ne ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel ku ci nekk di laaj Naby Décor lan rek lan la war a mën a indi ñun tamit ñu xuus xool bagage yoo xam ne nii suñuy cliente dinañ ko soxla ñu génn ak ñoom ci facette bi moo tax sànq bi nga laajtee bague bi ma ne Naby Décor bagage yee dem ba bëri ba xamatul sax lan la war a composer pour indi ko ndax macha allah depuis lors tamit di gërëm bu baax a baax waa Golf ñi nga xam ne ñoom yàgg nañoo jàpp ci combat bi combat Naby Décor boutique ñu ci nekk ku am sa contact rek dina ko mën a partager et tout ça waaw bu ñu xoosee ci décoration bi maanaam Saint-Valentin nekk na loo xam ne nii fête des amoureux la képp koo xam ne yaa ngi am relation wala sax nekkoo di couple boo rombee place bi yaa ngi am envie jënd bague wala dara pour joxe cadeau maanaam Saint-Valentin moo toll noonu kon nit ñi à chaque fois ñu ngi bëggante kon buñ ne nañ leen màggal mbëggeel kon defe naa ne képp koo xam ne yaa ngi en couple waxatuma laa célibataire sax lépp loo gis rek da nga koy sawar a utiliser pour sa alaaji mën a kontaan waaw di ci jaajëfal tamit waa 7TV ak ñoom Kouthia Show ñëpp jàpp nañ ci wax dëgg yàlla waaw waa Sam TV moom mention spéciale ndax ñoom moom ñoo jël raw gàddu gi kontaan naa si ñoom trop aw ma seen fay. fan la mburu mi di xoyamee. waaw mburu mi mu ngi xoyamee nag ci ñi nga xam ne mooy marié yi surtout marié yi à Naby Décor boutique ndax xam naa ne ñoom ñoo ciy ëppale waaw célibataire yi ñu ngi fi gaaruwaale wu ma kenn
waaye marié yi moom ñoom ñu ngi ci kaw xam naa ne ñoom ñoo ciy dàqale ndax lépp loo xalaat lu jëm ci wàllum chambre rek am na fa waaw te defe naa ne décoration classique intérieur lépp rek am na Naby Décor boutique am na ay modèles yoo xam ne su ma leen ko envoyé di ngeen mën a defaral seen bopp waa kaas yoo xam ne ni tey jii na boo ci xeelee boisson wala ndox nga jox sa alaaji dina kontaan ay bague ay accessoires yoo xam ne ni tey jii boo ko composé rek koo ko jox cadeau dina kontaan am na ay comme li ma leen wax ay sous-vêtements et cetera ak yeneen xeetu baax ay parfum de classe waaw ku duggul Naby Décor boutique nag goo mën a nga di nga ci am. Naby man li ma metti rek mooy danga ne marié yi ñoom ñoo nekk high level mais duma xuusaat si loolu Fat Bintou bu ñu waxee décoration Naby du décoration kese lay def dafay def li nga xamante ni nii mooy emballage cadeau et tout ça boo ñëwee xamoo lan nga war a proposer sax li si gën a neex mooy dala naan defal lii wala mu conseiller la en même temps conseiller la da lay wax bagage yaa ngi nii tànnal lii defee ko nii te yemul ci loolu rek. comme ni ma ko waxee sànq ba tey dañuy gën di jàllale pub bi ngeen gën a ñëw seet si Naby Décor day def décoration d'anniversaire ndax xam ngeen ne anniversaire yi léegi moom ay ndawtal ak lépp da siy am moo raw mariage waa même veille yu mariage yi mooy enterrement vie de jeune fille affaire yooyu noonu yëpp Naby da koy daal di def Aïda dafa mel ni tamit marié yi sincèrement c'est comme si yéena moom Saint-Valentin quand même parce que Kia boo gisee reportage bi mu def c'était strictement pour les mariés am na célibataires yu koy def nag xam naa ne ñoom màgget la genre yooyu noonu di dem di jëndi ay nuisette ak yooyu mais non Abibatou bokkul ci genre boobu noonu nga ñëwaat Naby Décor mu ne mariés yi ñoom ñoo nekk high level donc mention à vous damay nangu rek daal di jàpp si yàlla daal. mais Aïda balaa ngay ñëw man dafa am lu ma marqué loolu ci Naby Décor Adja wax ma ko mu ne ma événementiel moom event yëfam la waaw ndax ay màggal Touba ay yooyu maanaam événement bu mën a xew rek bi Sénégal fin d'année lépp da koy def te li ma gën a neex ci wax ci Adja daf ma xamal ni dënn dee yaatu te xam nga àddina boo nekkalee nit ñi Aïda yàlla da lay nekkal du dëgg Naby dafa tàmbalee ci kol ñun ñu daal di fa dem boo fàttali ko dañ doon jënd waaye Naby daf ñoo jox ñu dem kon kii waaye nan ko ñaanal waaye en tout cas ku jara ñaanal la aussi te ku jara jàppale la xam nga nit moom nga dëkk sa gox ñu ne Naby waa golf yëpp ne est-ce que Naby de li muy def defalu leen ko yéen donc parce que ñun ay gan lañ xamuñu fi dara dañuy door a installé wu fii nii à Golf Sud mais dañ joxe sa tour rek ñëpp ne Naby kon nag wax dëgg yàlla nga sikk ak sa clientèle dama naan la fi nga teg sa tànk foofu la bul ko mus a wàcc ndax sa client moom bu amee satisfaction ci li nga xamante ne moom nga ko defal moom ci boppam moom mooy mujjee di jaay sa ay produits te yaakaar naa ne ku ñun suñu spot ba mu duggee ba tey ni ko madame Sall waxee rek kenn si ñun ku daal di dugal sa statut wala nga dugal émission bi rek gars yi ñi ngi la topp naan la Naby Décor fu mu nekk Naby Décor fu mu nekk parce que tamit li ngay def ci c'est un peu spécial décoration bëri na fi mais tamit da nga nekk nit koo xamante ne dafa spécial parce que ku ci nekk daf lay daadee wax li nga xamante ne moom moo adéquat ñun par exemple décoration bu rafet bi Naby dafa dugg rek daal di ñuy wax ni nga xamante ne noonu lañ ko mën a placer woo et tout ça comme temps bi daf ñu daadee tënk rek damay daadee tënk wax ji Abibatou li nga wax dëgg la Saint-Valentin jamono ji ñu toll nii buñ ko ne couvre-feu mbas mi comme daf fi nekk je me dis que ne marié ñu ci gën a daal di bénéficier wu parce que tamit borom kër bu ci wàcc yaa ngay daadee jéem a xool nan ngay daadee daw ba yegg sa kër avant heure couvre-feu bi di jot instant bi nga xamante ne tali yi dagg nañ tali yëpp daal di embouteillage mi ngi sonal nit ñi et tout ça nit ñi amatuñu fu ñu jaar yaakaar naa ne célibataire yi ak maîtresse yi da ngeen di xaar de xanaa ba déwén incha allah rek. waaye Aïda ñooñu yaakaar naa ni Naby xanaa mu daal di tàggoo ndax ñooñu ñun def dugal leen ndax lu ci yoonu célibataire ci bisum Saint-Valentin ñun loolu foofu ñu xam ñoom nan lañ koy dundee Naby xanaa di rafetlu sa teewaay biir Sam TV wax nga ko nee nga Sam TV kenn du moom waaw chaîne bii moom kenn du moom télé bii moom mën na ne mooy la télé leader Abibatou di daal di rafetlu te xam ni dinañ jokkoowaat ci yeneen émission incha allah. waaw li may tàggatoo rek yi tamit ñàkk a am wóoru nga dem ba war a joxe cadeau nga ñëw Naby Décor boutique ñu la bagage jeex na nga ne su ma yëgoon kon def leen le tout ngeen teel a joxe seen commande ñëpp nañ ñëw kon numéro bi mu ngi nekk 77 550 47 30 Naby Décor boutique pharmacie Golf ko ñu Balla Gaye kon defe naa ni di kontaan ci waa Sam TV mention spéciale à vous.
waaw Abibatou man damaa jaaxle ci Sénégal gi nu nekk après nekkal célibataire am na wàll ci biir Saint-Valentin. kañ ñu cee am wàll laay dañuy bëggante te plateau bi tey dama fi bokk ak samay naataango célibataire amoo loo wax. man mënuma téye sama bopp parce que man célibataire xam nga lu ma jaaxal ci moom célibataire bëri na tiitar célibataire boo ko gisee foog ka marié ndekete célibataire du tous bàyyi Badou ñu ngi leen di dalal suñu plateau Abibatou ma bàyyi la nga wéyal ak ñoom comme yéenay célibataire yi. déjà nag balaa ñuy dugg sax di xuus si célibatarium bi ngay wax ñii dañu nekk ay nit yoo xamante ne ñu humble lañu parce que ba ñu ñëwee fii nii golf ñoom dañoo ñëw dalal ñu ñoom dañoo bokk si ASC bi donc xam ngeen ne tey jii nii lu ñu mënti def biir golf te ñëwuñu waxtaan ak waa ASC golf xam nga ne defuñu fi dara parce que ñoom ñoo ñu war a dalal won ñu ruqaan yi nga xamante ne ñoo nekk si golf daal di ñuy dalal daal ñu daal di kontaan xam nga bu ñu jógee ci loolu nag kii toog sama côté nii mooy Baye célibataire Baye nee na nag kaay ma siiwal ko am na ay Valentine mi boo leen ko déggee xam ne Baye yorul benn kase Baye nuyu naa la. asalaamaaleykum waa Sam TV maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant du nuyu ñu ma bokkal plateau bi quoi. di leen wax ne dama leen di dalal parce que yéen ma fekk si ne leen wax ahlan wa sahlan dal leen ak jàmm waaw di leen nuyu si bés bi quoi jour Saint-Valentin waaye. waa Abibatou Baye moo war a mën a fësal mbëggeelam def casquette bu rouge am amee rose am nee nga ay Valentine la am léegi rose bi ku ko moom. Baye kan ngay jox rose bi. waaw rose bi xam naa dama leen koy jox ñi séddoo ko rek ñu partagé ko quoi. loolu lay mujj def quoi oui. voilà comme temps bi daf ñoo xaw a xoj abi xanaa ñu laaj leen ñoom célibataires yi ñoom Saint-Valentin ñoom ban interprétation nañ ci am ak itam ñoom nan nañ koy faral di dundee parce que seetlu na ni ñoom ñoo ci gën a ëpp maanaam jéego yuñ ciy dox que ñun ñi nga xamante ni ay marié nañu sax. ñu xanaa kon boobaa dañuy jox suñu micro Badou rek Badou mi ngi siñ sànq ba léegi moom mi ngi xalaat xam naa ni moom tamit lii boo moytul da koy kuppati daal di koy joxe moom it. asalaamaaleykum waa Sam TV maa ngi ci nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di si jiite nuyu bi yéen ñi def sañse bu baax seen def si rouge noir yi toog mais nag da ngeen di bàyyi célibataire yi tamit. du mën a ne. célibataire yi ñoo ko yor quoi. Badou loolu nga gis da ngay daal di des ak micro bi ndax Badou yow foog nga wax ñu ma daal di ko fàttali sax ñoom dañu yore ASC waaw di ay jeunes yu am jom Abibatou jeunes yi nga xamante ni ay ndaanaan nanu ñoom koñ bi maanaam lépp lu nekk rek dañ ci am seen wàll wax nañ ko léegi Baye wax na ko mu ne ñoom ñoo ñu war a dalal waaw ndax dañu am kàddu te xale bu loxoom setee mën a bokk ci mag ñi te ñoom macha allah seen loxo set na moo tax tey bu nu dugg fii nga xamante ni daanaka ay kilifa fi ne dañ fiy nekk fekk à l'aise macha allah ASC bi am tur loolu de renommée waaye Baye Badou autant pour moi tey loolu du waxtaan mi ana yoonu célibataire ci Saint-Valentin ak nu ngeen koy dundee bon bëgg-bëgg ñëpp ko bëgg xam nga amul célibataire amul marié dañoo ne Saint-Valentin mais nekkul marié yi kese la célibataire te ñoo def seen jéego dox xam nga yaa mu gën a noonu loolu rek la si bëri na moom. non émission bi 13h waa Régie émission bi jeex na quoi jeex na Abibatou émission bi jeex na non jeex na dañuy mani dañuy casting ñoom tamit dañuy casting ba ñii dañuy casting ma ne seen Valentine yi laa yërëm heureusement ba ku nekkee ku ma xam bokk na si moom am nga problème xam naa ne ñoom xanaa nag seen Valentine yi lu mu bon di ngeen daagu ba nabi deko dem utal leen ci ay cadeau yu baax a baax ñu sans plus tarder Aboukan xanaa ñu daal di woowaat Kia ak Aïda ñu ñëw daal di tëj tàggatoo ne leen ba beneen Saint-Valentin ci beneen anam ci biir Sam TV gaynde de l'actualité Baye ak Badou ñu ngi leen di jaajëfal bu baax et merci ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax ci teew bi ngeen fi teew nabi di ko yow tamit yow moom suñu waay nga si ñun nga bokk donc ñu ngi leen di jox rek dig daje ak beneen émission si biir sama waa ASC golf du yomb Aboukan juste sans plus tarder rek ñu daal di joxe benn juste message de sensibilisation mooy yéen mariés yi sax laay waxal am na loo xamante ni tey
mi ngi leen di lor te xamoo leen ci dara naam jéeg def nañ jot nañ ci def sax ay investigation muy que yenn produits yoo xamante ni da ngeen koy faral di utiliser naam pour juste le plaisir charnel mais dafa nekk loo xamante ni ëllëg dina leen lor surtout nag ci période Saint-Valentin bi ñu nekk gis nañ ni des fois dañuy jënd ay affaire di koy utiliser pour pimenter seen ay nuit mais après loolu mën na leen indil loraange ay docteur ñoo koy wax du samay wax man célibataire bi mais juste pour vous sensibiliser ngeen xam nan ngeen di utiliser seen ay produits yooyu ba nga xamante ni du leen indil benn loraange mais tamit di ngeen am seen plaisir charnel ni ngeen ko bëggee ak seen borom kër di jox kàddu rek Kia mu daal di tàggatoo ci spécial Saint-Valentin bi man moom j'adore ta robe maa ngi nuyu ñëpp ñu fi toogoon franchement plateau bi neex na trop parce que spécial Saint-Valentin ni ñu wax waaw xam nga ñun ñoo ngi xas ñun célibataires yi mais célibataire nag neex na neexul daal franchement bu ñu sañoon di nga am jëkkër yàlla baax na lu jot yomb. vi gaynde de l'actualité buuru télé yi muy doon tàggatoo boo xamante ne du doon tàggatoo ba faw xanaa dañ leen di joxaat dig daje rek beneen yoon ci beneen émission di leen xamal ne Sam TV mi ngi ci ay tànk yoo xamante ne di leen préparer ay émission yu bees tàkk ay plateau yu spécial tey nag Saint-Valentin bi dañ ci kontaan du ma fi jug mukk te remercier wu ma ñi nga xamante ne ñoom ñoo ma jagal ba ngeen mën a gis kanam gu taaru loolu. Abibatou Kane Sow moo jaar ci kanam bi Jumalaay Talibé Chérif Ousseynou Laay boobu moo jaar ci bopp bi daal di may jox cheveux 40 nii ne ma demal daal di toog Ahmed Sougou nag moo jaar ci robe bi waaye nag monsieur Danfa Xamolo kooku nga xamante ne moom mooy sama buuru xol ki nga xamante ne ku mu sàjjal foo daal di taxaw rek ñu xam ne yaa nga ca biir moo jaar ci dàll yi di ko wax rek bonne fête de la Saint-Valentin mon amour nga xamante ne li nekk ci xol bi yëpp duma koy daal di mën a wax fii ci plateau bi ndax heure bi daf may daal di tënk waaye ci kanam incha allah ñu daal di jàkkaarloo di jaajëfal bu baax a baax sama concert yi nga xamante ne ñoom laa bokkaloon plateau ku ci mel ni madame Sall Ngaari Lam Tooro Bourguédé mi nga xamante ne dafa officiel looloo daa dee wóor waaye tamit di séddale nuyoo bi ñaari célibataires yi ci plateau bi muy Abibatou Kane Sow waaye tamit Sister Kia duma ko fàtte bu baax a baax di leen jaajëfal di jaajëfal bu baax a baax Abou Kane moom nga xamante ne saay bu ñu leeree saay bu ñu gisee ñu daal di yanj rek moom moo fi jaar di leen jox dig daje beneen yoon incha allah. waaw xanaa kontaan tey dama bég ndax plateau bi dafa riche waaye liñ koy faral di waxee lépp rek ñi ci ginnaaw la mooy ñuy def le travail de l'ombre waaye ñun itam ñu wax nga ko léegi ñu sàjj ñu ba mu rafet man wolof moom léegi ci yow laa koy jàngee comme dégguma wolof waaw ndax Hawa Fashion moo ma def nii moo nu def nii sax laay wax ndax génn na fu bëri si ñun macha allah di nu solal ba mu rafet di xaritu Chérifa waaye tamit kenn du fàtte Abdou Gueye création nga xamante ni moom ma nga ba maris vraiment di nu solal waaye moom madame Danfara dafa ne monsieur daal moo ko solal yi daal waaye dafa mel ni maa ngi moom dañuy wujje ndax man Sall Ngaari Lam Tooro moo génn ci samay dàll waaw ma defaat ko ba mu neex nag waaw di remercier téléspectateurs ak internautes yi nga xamante ni ñoo ñuy suivre Rose mi nga xamante ni daf ñuy suivre saa su ne fu ne di Lovely Ndiassé Khoudia Ndiaye depuis Allemagne di suivre chaîne bi naan Sam TV Paul nekk depuis Cameroun via l'ambassade mu ñuy suivre y compris seen personnel bi yëpp Kia di ñu suivre waa marché HLM di ay soppeem di ñu suivre fu nekk Abibatou di ñu suivre à travers waa Sissi di ñu seetaan fu nekk Dada di ñu suivre ba waa Cambérène Espagne Italie Allemagne ñëpp a ñuy follow fu nekk waaye sama trésor Abou Kane yow dan la naan guddal fan ndax nunu mën a mel rek yow a waaye Sall Ngaari Lam Tooro dama lay ubbee saas ne di la tëjee saas ne naan la maa la souhaité joyeux Saint-Valentin joyeux nag laay wax xoola bonne fête de Saint-Valentin Sall Ngaari Lam Tooro je t'aime pour l'éternité merci à toutes et à tous à prochainement.